Aleykum salaam. Tidiane Gueye. Tidiane Gueye di artiste percussionniste, batteur en même temps, di compositeur. Voilà ak ay yeneen ak yeneen mais mën naa ni foofu daal laa ci mën a ci école wala alxuraan waaw alxuraan moom jàng naa ko bi ma nekkee xale yaroon naa ci alxuraan ca laa màggee école en même temps ñaari études yi laa boole waaw école nag passé naa classe artiste yi ndax xaw naa jàmbaari tuuti ndax dama amoon ay frères yoo xamante ni si dañ ma surveiller woon lool dañu bëggoon ma jàng mais bi ma demee ba gisatuma sama benn frère ñëpp dem dund extérieur ci laa nag commencé nag daal di bàyyi jàng daal di daw dootuma gisati ku ma dóor dootuma gisati ku ma jubbanti da ma topp li ma bëgg. waaw formation bi ma def mooy formation mënul weesu nga nekk xale nekk ci li nga nekk ba màgg ci loolu formation mënu ko weesu. waaw xam nga bu la yàlla dimbalee nga juddoo ci dëkk bu naan Louga yaroo fi màggee fi nga xam ni même ñu dul artiste sax soo demee ci ñoom sax am na dara lu nekk ci ñoom loo xamante ni si nii mën naa ni aar la aussi ay mag yar la mag yoo xamante ni si nii ñooy écoles yi gën a mag ci àdduna bi ku doon lim ñaari écoles yi gën a mag ci àdduna bi yaakaar naa ni di nga ci boole Youssou Mbargane di nga ci boole Ndiongue Cissé ci côté art bi mën naa ni di nga ci boole ay Lébu Ndooy Magay Kase te ñoo ñëpp ñaar ñi ma la wax ñoom ñoo leen yar muy Youssou Mbargane ak Ndiongue Cissé te ñoom ñoo ñu yar ñoo ñu teete lépp lu ñu xam ñoo ñu ko jàngal ci wàllu art. bu dee ci wàllu musique bi nag musique bi ñuy def loolu moom mën naa ni don la ci ñun aussi li muy nekk don ci ñun tamit teewul dañuy génn dëkk bi di dem di gëstu di fréquenter ñeneen di dem di xam leneen li ci des ñu toog suñu kër xam ko ci côté technologie bi. boo ko jàngul doo ci génn parce que mën na nekk talent ci yow ba pare mais il fallait que nga jàng ko aussi parce que man bi may sabar laa daan tëgg percussion mais waaye batterie daf ma neexoon aussi bi ma demee ba di ko jàng kenn jàngalu ma amul kenn ku mës a taxaw ni kii maa ko jàngal batterie non lépp lu ma xam rek dama ko xamee ci maanaam ci technologie bi te fi ma commencé comme foofu nga wax fa laa commencé di ndax lépp loo bëgg a xam boo duggee YouTube boo ko tàppee di nga ko xam ci ay règles laa commencé ay Zouglov variation yëpp ci yooyu ngay commencé di jàng mbalax mi sax concentré wu ma si woon ci mbalax mi ci yooyu laa daan jouer rap R&B ay kabalov reggae ci yooyu laa defee formation di yor samay ñaari bant bu nit ñi tëddee ma jël sama cours ci YouTube bi bu subaa ma yeewu pratique ko di dem ndànk-ndànk ba yàlla dimbali ma nag loolu ma doon jàng am fu ma ko mën a pratiquer benn groupe bu sama papa Père Vito formé woon mu tudd Super Sorouba waaw Super Sorouba mu nekk groupe boo xamante ne dañ fa doon jouer variété yëpp dañuy jouer salsa dañuy jouer variété yëpp la ñuy jouer amul musique bu ñuy bàyyi loolu nag moo ma gën a may tuuti xam-xam bi moo tax bi ma ñëwee si mbalax bi mu gën a yomb non mbalax moo gën a yomb xam li tax muy gën a yomb mooy loo judduwaale la parce que bu fekkee ni avant ngay def batterie da nga daan def musique mbalax ci ay sabar day yomb tey boo demee ba yor batterie day fekk nga xam ko avant boobu batterie bi da ngay ñëw rek nga xam liñ ciy jouer nga jouer dem mais day yomb lool. waaw non loolu day doy waar. loolu day doy waar tëggkat boo gis muy jouer batterie wala muy jouer instrument sax laay wax boo xoolee day dof day nekk ku extraordinaire parce que li ngay boole mooy bari batterie boo xoolee genre percu la rek mën naa ni sax percu la batterie léegi bu fekkee ni da nga mënoon percu à part ñëw ci batterie bi non loolu beneen affaire la. non même pas parce que lenn lu ci nekk grólam bu fekkee ni sabar yi la sabar bu ci nekk grólam mbalax bi dafa am lu muy def nokkos bi daa am lu muy def talbat bi daa am lu muy def bu fekkee ni batterie bi nga yor lenn lu ci nekk tamit dafa am lu muy def charle yi daa am lu muy def grosse caisse bi daa am lu maanaam instrument bu ci nekk du caagi ni da ngay topp telli di dem non dafa am yoon woo war a jaar yoon wuñ ko war a teg. waaw mooy jàng bi ma la wax maanaam xam nga jàng boo fréquenté ak ay groupe rek déjà mën naa ni jàng nga
ndax ñi ko dàq ci àdduna bi di ko pratiquer di ko def fii Sénégal tubaab moom lu mu bëgg da koy jàngi mais mën naa ni Sénégal ñi ko fi dàq amul wala boog bariwul ñuy dem ci ay école naan dañuy jàng nangam ak nangam non non bariwul li ñuy def mooy dañuy topp groupe yi di ànd ak ñoom bu subaa yaa ngi ak ñee bu gannaaw subaa yaa ngi ak ñee di suivre di xool noonu ngay def ba man aussi noonu ngay def ba nekk professionnel. waaw loolu moom dama ko teel a def studio moom dama ko teel a miin parce que Louga fii ñu ne mën naa ni sama génération amul kenn ku ma njëkk a dugg studio te artistes yi nekk Louga yëpp dugal naa leen studio te képp ku ma dugal studio du ma la defal li ma defar rek bàyyi la li ngay def mooy ñëw ci man li ma damaa bëgg a dem studio nañ ànd nangam ak nangam lii laa bëgg a def maay def lépp damay ñëw ñu la wayal fii ak nangam gii rek waaw studio moom mën naa ni mooy li gën a yomb ci man ndax dama ko teel a def boo xoolee am na lu bari loo xamante ne maa ko fi jëlee fii Louga ci studio peut-être gars yi may fréquenté dinañ ko xam mais li ngay xamee ni nit lépp looy def ñu la ciy xas ba mujj gi mu doon tagg mën naa ni loolu ndam la bi may soog a ñëw dama gisoon gars yi ni daan joué di dugg studio mu metti woon lool da ngay gis benn groupe bu war a dugg studio dem di répété tëju di répété une semaine léegi man bi ma ñëwee changé naa ci loolu lu bari parce que dama ñëw ni gars yi léegi buñ xasee ba liggéey morceau bi te dugg di tracé morceau bi ni lii mooy morceau bi boo xëyee branche bi li nga xamante ni si moom mooy branche bi kiy way ak kiy clavier bu ñu xamee fan lañ jëm ak batteur bi léegi leneen li ci des dootul jaar di teli di dem voilà dañuy buñ duggee ci studio bi rek dañuy tàllal benn affaire teg témoin bu ñu demee ba teg témoin bi ba pare nag bu ñu jël piste yi ci la ñuy arranger musique bi teg lépp waaw loolu ba man sax ñu ci bari dañ ma daan xas dama daan takk ay écouteurs nekk ci biir studio bi di dugal mais ñii nekk ci biti dañuy fàtte ne li ñuy wax dama koy dégg waaw mais damay xam ni peut-être que gis-gis yi dafa yomb ndax temps amul tey jii damay ñëw ni la tegal ma témoin bi même bu ma fekkewul témoin bi boo ma ko tegalee su ma dégloo benn yoon ñaari yoon rek damay ñëw tàllal def li may def teg ay bac improvisé mesuré tëgg bac mesuré ko mu yem ci mesure bi nga bàyyi boo paree nga doublé ko doublé waat mu nekk lu nice mais fi ñu ciy sant yàlla mooy musuñu def dara loo xamante ni si danaa lii baaxul loolu moo gënoon a poussé nag ñu jëm en avant mais studio moom li gën a yomb ci ñun la. mbalax moom dama ko miin parce que mën naa li ma def lépp ci carrière ci mbalax laa ko def. non musuma ci réaliser dara parce que li ma bëgg jouer muy seral sama xol bi ma di ko jouer ci mbalax rek laa ko mën a amee. waaw ci laa gën a visé wu mbalax ak afro moom lu mu bëgg loolu la moom macha allah afro. non single si afro bari na parce que dama yor naa ay artistes yu bari yoo xamante ni si waaw afro laa leen di def la. Louga ak fépp même reggae def naa benn album reggae benn astafurlah benn son reggae ci Madiagne album international la ci studio Talla Diagne moom la ñuy préparé reggae bi waaw maa bind texte yi composé affaire yi waaw léegi dina génn léegi incha allahu rabbi. Madiagne Mbengue non single la woon mën naa ni dina doy waar nag fàttaliku waaye bu nekkul ci diggante Jekk Baye Fall nekk ci diggante Talla Gaye Papa Dieng lay nekk wala Charles Faye voilà pour ma njëkk a wax nag ki ma njëkk a defal nag moom voilà dina xaw a compliqué tuuti mais ci ñeent ñooñu daal duñ ci génn parce que Talla Gaye dama ko doon ménager moom laa ëpp sax li mu dugalal studio waaw Jekk Baye Fall moom sama xarit la yàlla suñ borom dogal moom it bi nekkee xale ba léegi lépp lu muy def rek day ñëw ci man waaw bu ma leen waxee bàyyi leen ñu bàyyi bu ma leen waxee def leen ñu def waaw maanaam dañ maa wóolu daal ñoom voilà Charles Faye it noonu ñoo fowandoo moom it amul kenn ku ci def dara te doo ñëw suñ kër ni man nan laa koy defee ba tey jii may wax ak yow. concert live sabar wala jeu batterie may jeu batterie loolu Marista la Marista artiste bi ma doon ménager waaw. bu fekkee ni sabar la loolu dina yàgg de loolu Abou Dieng
Abou Dieng su ma juumul waa Abou Dieng la non astafirullah Wali 2 voilà U2 loolu yàgg na U2 mu ngi ko doon defee centre culturel si je me rappelle bien yàgg na loolu mun boobu xale laa waaw festival moom bi ma njëkk a dem moom dina xaw a kéemaane trop ndax day yàgg ndax booba maa ngi fekk laa njëkk a ànd ak groupe waaw dem festival en tant que musicien festival waaw demoon naa festival Saint-Louis am na benn festival bu fa nekkoon festival jazz am sama gars yi waaw bokkuma woon ci groupe kii sax mais gars yi doon joué foofu ñoo manqué woon rek ñu woo ma ñëw ma mottali leen ci benn spectacle. non Louga lañ ma jëlee puisque samay xarit lañ woon ñoo xamante lu yàgg daan composé seen élément bi nag xawoon na am benn contretemps après ñu woo ma ñëw ma jàpp si. te Bira bu Saint-Louis. bu Mbaye Ndiaye. waaw bu Mbaye Ndiaye kooku. non du question ko fan mais xam nga nit yi lépp loo def rek am na foo ko jaaree ba tax nga def ko. waaw dama daan taxaw di ko xool mu di ko def. mani kii li muy def nii bëgg naa ko trop te dinaa ko def. waaw te ba tey jii moom rek may daane la waaw. non xam nga fan ak kii bokkul xam nga tey jii nga gis benn affaire boo xamante ni nit doo koy def. mu impressionné la mu dugal ko sa xol bi voilà loolu xam nga loolu moo ëpp fan xam nga fan benn cofeel la booyam ci nit ki rek mais loolu moo ëpp fan waaw voilà idole référence waaw loolu nag mënu ñu festival waaw Louga moom mën naa ni depuis 2017 ba léegi maa ngi ci astafirullah depuis 2007 ba léegi maa ngi ci festival Louga bi di FESFOP yàlla dafa dogal ñoom Ndama Fall ñoo fi nekkoon communal yàlla suñu borom yóbbu leen bitim réew ñu dem toog ñu jël relève bi 2017 ba 2020 ñaata at la bari na boobu ba léegi maa ngi ci donc lu ma la ci waxit kon xam nga ni war naa cee war a mën a wax dara dama ci nekkoon ak bëgg-bëgg nekkoon ci ak liggéey di ko ci def mais boo gisee ñu bàyyi ko c'est parce que nit lépp looy def rek te gisoo ci dara gisoo ci avancement gisoo ci dara danga koy bàyyi ñun dañu nekkoon ci troupe yi ci lu ñu xam sax mën naa ni ci lañ ko xamee fu ne ci Sénégal dem nañ fa représenter suñu région trophée bu ne jël nañ ko mais mën naa ni ñun dañ doon dundal art rek mais art musuñu dundal fii Louga boo xoolee tey jii boo soxla woon ñetti artistes yoo xamante ne sii di da nga ni ñetti artistes yu ma defal bale laa bëggoon Louga doo ko am ñëpp bàyyi nañ. waaw millions yi peut-être que ñi nekk si kaw mën nañu gis ay millions mais ñun xam nga lu ñuy gis 7500. waaw depuis 2007 ba léegi fu mu mës a joué festival Louga mënul bari ba weesu 7500. bu ñu daan joué festival dama ni. FESFOP international. percussion nga ni 7000. festival FESFOP mësuñu cee joué mësuñu cee joué pare ñu jox ñu cachet bu weesu 7500. non maanaam lu la quoi joué 7000. te depuis 2007 ba léegi ñu ngi ciy joué te xam nga lu tax ñu ciy joué bëgg-bëgg plaisir xol moo ñu bàyyi ci art bi. parce que non su nekkoon journée 7000 wala journée 7000 boo joué ba pare une semaine yàlla waxuma la une semaine yàlla 3 mois wala 4 mois avant ngay préparer di teg say bale di dem répétition suba ak ngoon jours yi ñëw ngay jouer spectacle chaque jour animation de quartier chaque jour soo paree doo weesu 7500. man kay maa ngi yaa ngi toog wax nag lu tax aar bi doxul ak ku nekk loo ñëw. waaw mais loolu la amul kenn koy dékk sa micro képp koo dékk sa micro mu wax la leneen lu wuuteeg li ma la wax. waaw peut-être que ñoom ñoo koy xam mais ñun en tant que artiste ñu yëg ci kaw podium bi te 7500 yi moo ci gën a tuuti parce que bu fekkoon ni xaalis la ñun dañ ko fi bàyyi dem
mais bëgg-bëgg gi te bu ñëwee maanaam rythme bi ngay dund dana neex goo xamante ne si moo ñu daaxal lépp parce que xam nga tey bu fekkee ni tey damay jouer batterie ku ma jouer le concert su ma wàccee danga ma jox sama cachet 30 000 wala 25 000 ci saa si te concert bi mënul gudd ba mat 2 heures de temps wala 3 heures de temps bu fekkee ni jàkkaar loolu noonu la donc bu ñuy bàyyi loolu di dem ci loo xamante ne une semaine yu yàlla préparé ko ay weer ñuy pare dañuy jox 7500 kon xam nga ni foofu suñuy xol moo ñu fay bàyyi mais bu fekkoon ne dañuy toppatoo sax en tant que artiste sax sa xol di neex mais bu jubsee bala ñu ñoo tal mooy bu ñu waree jouer j'espère que 31 décembre lay nekk boobu la ñuy soog a gis président communal mu ñëw waxtaan ak ñun 5 minutes jox ñu 15 000 francs yàgg na ko def ay année boobu la ñuy gis répétition duñu ñëw duñu xool duñu utal fi ñuy nekk dañuy jox suñuy déguisement yenn saa yi gars yi dañuy xuloo seen biir xeex ni duñ ko sol ndax day salte day tilim yenn tur bi ñëw dañuy sañse lu rafet ñun dañuy ruus mais benn jëmm moo ñu ci bàyyi muy mën naa ne muy mëgay kase parce que moom rek ñu bàyyi ci aar bi ci aaru Louga lu jëm ci ay festival genre ndax nit kenn ku ci nekk dana voilà kenn ku ci nekk dana toll si yow foo xamante ne lu mu la sant da nga koy def par force da nga koy def parce que cër bi muy am ci yow la moo ñuy sonal te malgré effort yi ñuy def teewul à chaque jour dañu ci xas des fois ñu am na benn vidéo bu ma mësoon a dégg xaw ma Njawar Seck yaakaar naa moo ko defoon mu ñuy xas ñun artistes yi communal xas nañu ba tudd ay points yu bari fàttaliku ma points yi mais yeneen benn point bi ma ci jàpp mooy bi ma ci gënoon a marqué sax mooy bi mu ne dañ fi bàyyi ay artistes yu Louga di dem di uti ay Dakar foofu di uti ay yeneen artistes dina indi Louga te mënuñu def liñ bëgg d'accord c'est vrai loolu moo wax dëgg la de mais moom moo nu wane yoon wi Njawar Seck moo nu njëkk a jëlali ay artistes Dakar ñëw ci ñun da ngeen a manqué ñu ne waaw mu woo ay artistes Dakar indi mu mottali ñu te ñun même bi ñu demee ba di ko defaat it woowaatuñ ñu ñeneen moom ñam ñu woowaloon ñun ñooñu la ñuy continuer di leen woowaat ñoom ñu ñëw di ci jàppaat donc moom bu taxawee ba wax loolu artiste Louga mën naa ni peut-être que xelam moo fàttu woon rek wala mu fàtte mais moom moo wan yoon boobu muy jaar xam nga Louga dafa nekk dëkk bu kéemaane ndax yow mënoo judd ci aar yaroo ci aar màgge ci aar ba aar yóbbu la nga tukki nga am doom muy bu góor muy bu jigéen bu mën a fecc aar mën a représenter Louga aar soxla ko nga ni non kii du dem parce que bu fa demee nangam ak nangam voilà ay détails. très bien Louga am na ay artistes yu mën a fecc mais koo ci wax danaan sam papa moo ma tere wala festival jot sam papa neen du ma dem te kooku papaam leer na ma ni aar moom moo ko may voilà non xarum tudd mi mu rayal sax kooku laa lay wax nii voilà ci aar bi la ko jëlee kon kooku ba aar soxlaa doomam waru ko war a mën a bañ léegi nag ñun na la ñuy def dañuy mujj obligé yoon bi nu Njawar wan ñu topp ko dem artiste dem jëli Dakar ay artistes voilà bu ñëwee te ñun ñoo leen di li ci gën a doy waar mooy ñun ñoo leen di logel man sax laay wax man ci 7000 yi man maa leen di logel maa leen di jox lekk ak naan man laa lay wax seeni transport bu ñuy dem di répétition wala ñuy dem di jouer jéeg yëpp maa leen ko jox man 17000 yi laay wax ak yow nii de voilà noonu la demee te ñoom xamuñu lu ñuy dund ñun bu ñuy représenter Louga di téye drapeau Louga bëgg-bëgg la mais dara fekk ñu ci dara fekk ñu ci voilà léegi nag xam nga ñu ngi jëm ci décembre festival ak am mais damay la yaakaaruma groupe représenté Louga wala ku jël ni lii mooy groupe bi représenté Louga da ngaa dugg ci mbedd mi taxalaatu di saraxu ay nit ban dem jël la te lan lay jël du baax loolu moom man maa la ko wax fii ndax ñëpp bàyyi nañ voilà xam nga non relève amatu fi relève day fekk ñu jàppale la bu ñu waxee ñu naan xam nga dëkk yi ñu ngi yëngatu région boo ci dem am na groupe boo xamante ni si nii mu ngi dox di dem di toj festival yi
te pourtant boo xoolee lépp ñun suñuy œuvre lañ yor suñuy waaw maa ngi fàttali ko fes nag am na Louga groupe jugee Diourbel ñëw moo gagné festival bi mais suñu œuvre rek la gagné dafa ñëw jël lu waa Renaissance joué woon Kolda ñëw copier ko teg ko ñu jox ko trophée bi mu dem kon daraa ngi ci Louga loo xamante ne si nii bu leen gars yi jàppale woon mais la ñuy wax xale yi da leen di yóbbu Europe maanaam dañuy daw waxuma la sax ay yóbbu Europe mais ñoom loolu la ñuy def seen bopp yi bu leen yóbbu Europe dañuy daw wala kii mais Europe mooy lan Europe di liggéey nit ki mën nga ko jàppale sans autant que Europe tey jii artiste Louga waroon na mën a am salaire nekk ci troupe di dund mais Europe rek du fi pays dëgg du fi continent mosuñoo jouer spectacle individuel spectacle boo xamante ne si non astafurlah mosuñu jouer spectacle boo xamante ne communal moo ko représenté wala troupe yu mel noonu ñu jouer ba pare ñu jox la cachet lu mot 5000 francs mosuma ko fàttaliku. C'est grave. mosuma ko fàttaliku ba pare paas la lay jox dañuy génn dëkk bi def une semaine yàlla 15 jours paas la lay jox. C'est grave. Des fois nga wàcc doo am loo paase ñibbi Louga lu ne am na fi Louga artiste bu la fi wax ni aar maa ngi dund aar maa ngi fayeeku loolu moom fi mu toll. festival bu nu xanaa kii Fesman daal yaakaar naa mos nañ ci jeu ji benn boo xamante ne condition yi benn xam nga ñun liñ génn festival dafa bari waaw dafa bari trop doo mën a calculer des fois nga dem da nga daan jeu ji festival sax doo añ barki Mouhamed doo am añi maa ngi fàttaliku jeune dem nañ Douta Seck festival bi ñu joxee ñaari bool dañ ne nañ bàyyi jigéen ñi añ ñun góor ñi ñu takk suñu biir loolu am na dañ koy dund mais plaisir la parce que dañu bàyyi suñu jàng ñu ñuy dóor di ñu saaga di ñu def lépp ñu ne ñu lii la ñu bëgg waaye tamit tey xale màgg na tey Louga gisoo fi troupe buy répété troupe de danse buy répété amu fi pourquoi amu fi parce que mag ñi yàq nañ ko mag ñi fi nekk waroon a jàppale xale yi yàq nañ aar bi ku fi taxaw naan nangam ak nangam aaru Louga boppam la fi nekkal lijjanti sa benn contrat jël si sa 3 artistes jël 11 moodu wala 12 moodu ñu fay la 4 millions nga yóbbu Europe. loolu moo am Louga lan moo fi am leneen. mais gars yi dañuy wax naan Louga lañ tudd Louga lañ bëgg moom lañ gëm li ci def nangam. Louga de maa ngi fàttaliku 2006 la fi ak troupe mujj jugee dem Europe beneen bi ci topp mooy Omande bi. jàppuma année bi Omande waaw boobu j'espère que ministre de la culture moo ko fi indi woon joxe ko waaw gars yi dem mais lu jëm ci wàllu festival moom 2006 mais teewul xale yaa ngi tukki te ay xale yu ndaw ñooy lijjantil seen bopp tukki ay xale yu ndaw ñooy lijjantil seen bopp voyage ana Louga tey artistes yi amul benn artiste bu fi toog ñëpp tukki nañ kan moo leen yóbbu seeni propre moyen ñoom ñooy dem lijjanti seeni festival yi bopp sélectionné seeni nit dem amul benn mag bu fi mës a génn troupe fii Louga ni maa ngi ko yóbbu extérieur mu ji musul am ku ko wax tur bi la yóbbu tur bi rek la yóbbu mais yóbbuwul mais xale yëpp dem nañ parce que li yàlla tudd ci jëmm nit ki mënoo ko bañ tey jii man ji ku ma wax kaay dem tukki li ma lay njëkk wax mooy ñaata nga may fay parce que foog may yóbbu soxla mu fay di fa dem ci kii maa ngi fay dem ci ay yeneeni moyens yoo xamante ni dul aar bi donc ba ma fa bëggee yóbbu danga may fay dama naa la fay man nangam te bari na ay bi sama xarit yi ma daan àndal ñoom Charles Faye di dem bi na amee voyage Chili dama jël sama place may ko Lamine rek fay rek Charles mu dem wax nañ ma voyage Argentine ñëwoon dem dama leen da ngeen may fay bu ngeen ma fayul temps déw ma donc ñun am na feneen fu ñu teg suñu bët lu dul ay dem di taxawaalu ji ay Europe dem policiers yi di fanaan ci mbedd yi dem ci immigré ji waaw ñun bëgg nañ bu ñuy dem ci conditions yu baax ñu bis ci conditions yu baax voilà parce que ay artistes lañ war nañu war a mën a génn dem extérieur ñu dalal ñu ci hôtel 5 étoiles. aar sax moo amatul Louga aar amatul Louga. dama ni la ay wax la ñuy yor Espagne la ñuy nekk
ni damay indi groupe bu Louga dem jëli waa Dakar yóbbu wala nga dem jëli benn ci dajale sa ñaari mag nga Espagne sa ñaari xarit France sa ñaari mag yi nangam ak nangam nga dajale leen ñu ñëw ñu nekk benn troupe nga ne ñii ñoo jóge Louga ñii mooy troupe sàngam looloo fi am. xam nañ lépp nu demee looloo fi am. demel la ñoo xamante ni si fan nekk. aar moo leen fa yóbbu. ma loolu sax ay Europe sax ay deuxième la ay kii non man gëwuma lool ndax nit ki foo nekk rek il faut fulaak fayda mën nga tekki mais man li ma naxari du ay yooyu de man li ma naxari mooy parce que tey bu ma bëggoon a immigré ji léegi bu subaa damay dem waaw parce que xaalis dafa yóbbu nit waaw te yàlla même su ma ko joxul su ma ko suñ borom joxul jox na ko samay mag jox na ko samay famille yoo xamante ni si pare nan pour daggal ma bee suba ma dem mais képp kuy dem bëgg nga dem ci li nga bëgg a dem voilà donc man li ma gënoon a bëgg mooy ñun li ñu perte mooy respecter artistes yu Louga ba Louga am groupe boo xamante ne si day fonctionner 24 heures sur 24 groupe boo xamante ne si waxum mën na nekk groupe bu musique mën na nekk groupe bu ballet warul dee ci Louga kenn moo ko fii jéem a dundal mu Youssou Mbargane te ndeysaan léegi mag la mënatul lijjanti lu bari parce que spectacle bi nu mujj dem fe Cissesse moo nu fa yóbbu te bi ñuy dem dañoo taxalaatu dem te loolu waroon na mën a ñàkk Louga mënoon na am groupe boo xamante ne si nii day fonctionner non groupe bu doy waar. waroon na fi am parce que lépp ñu Louga. gis nga capital culturel de bi yàgg fii Louga mënoo koo génne ci troupe mënoo koo génne ci musique mënoo koo génne ci sabar amul ci benn côté boo xamante ne si mën nga ni lii moo ko téye du théâtre du dara. bu fekkee théâtre kenn laa fi gis muy jéem a kalmañaatu di ñëw di dajale muy Lébu Ndoy yàlla may na ko xam-xam bi waaye même bu ko yàlla may xam-xam bi kan la koy pratiquer ay xale lay dajaleel bu tey ñëw bu subaa du ñëw wala ñu ko war a jàppale pour mu avancer ñoom ñoo koy xeex te maa ngi gis muy def ay produits yoo xamante ne si tey jii buñ ko tegoon loxo mën na dem international lu doy waar mais ñu ngi noonu dañuy dajale artistes yi ñu dem jouer ji 2000 léegi xale yi dañoo màgg tey jii su ma leeree man bu ma demee fii 30 minutes am fa sama 30 000 kenn du ma dajale di ma jox ay 2000 ak 6000 du ma ko def léegi Louga nag ñi nekk fii di yor seeni làmmiñ ñii di rëy naan kii amul kenn ku mën a taxaw du fes faf nga ma tuddaloon sànq yaa ma ko laaj ca bopp ba laa la commencé le ba ki fi gën a nekk xale amul kenn ku ne dundal naa aaru Louga ci artistes yi mësul am fes foofu li muy rëy di déplacé wu ay millions yu nit ñun ñuy représenté Louga di répété 4 mois semaine bi yëpp duñu fanaan siy kër dama ne la dara ji Mouhamed dañuy dem di fanaani ci ay perron setup si la ñuy tijji fanaane fa ñun ñooy jox suñu bopp ak ñooy jox suñu bopp reer ngir kenn bañ a tardé ñu mën a yeewu 7 heures du matin répété bu guddee ñu tegal leen musuñu joué ñu saaganu wala ñu xas nu heure bu ñu joué sagal nañ Louga te conditions yi ñuy demee bu la ko waxee woon nga ni non amul kenn ku ñu mës a jàppale ci dara te buñ paree 7000 la ñuy am. war nañoo xoolaat seen bopp nag mag ñi ndax instant yi man lii gën a daw sama yaram mooy boo ma waxee ay festival am naa ak yooyu rek sama yaram bi day daw ndax bëgguma koo dégg moom rek laay bañ a dégg te du man rek samay morom. te ñoom nag war a mën a jéem a xoolaat seen bopp bu fekkee ni Babacar Sarr mi ko jiite moom laay lancé appel mu xoolaat boppam xoolaat entourage am di jégalu sax ci kàddu bi naan xoolaat boppam su ma nee xoolaat boppam waxuma moom jëmmam wala comportement wala nangam mais dama wax juste que par rapport ak diggante artistes yi ni ñu war a téye artistes yi ni ñu war a doxalee ak artistes yi parce que joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan fayuñu ñu te fu nu woote ñu ñoo fa jiitu même bu dul festival bi dañuy am spectacle FESFOP ñun ñooy dem ñun ñoo koy joué ji dañuy am ay gan international yu ñëw ñun ñooy dem joué ji leen te duñu fay paasu Jakarta la jox téeméer nga dem donc war nañu xoolaat seen bopp tey artistes Louga war nañu war a mën a am salaire war nañu war a mën a dund seen art am na ñoo xamante ne amuñu lu dul art bi seen lépp dañ ko bàyyi ndax art bi tey jii waroon nañ ci war a mën a dund sans autant que ngay dem di seeti leneen tey jii buñ demee ba jël benn troupe yóbbu leen Europe ñu daw loolu ñoom ñoo ko liggéey du artistes yi artiste boo ko tegee ci ay conditions yu bien amul fu muy dem di toog parce que la mu fay wuti mooy voilà comme lu mu dundee donc boo ko joxee fii la lay déplacé woo
façon bee li muy rëy man gisuma sama benn génération bu ne fa lay liggéeyee di fa fayeeku pourquoi pas waru faa mën a am te ñoom bu ñu amee seen i gan ñu leen di jàngal ay cours dañuy am ay ganu tubaab plus de 30 40 ñun la ñuy woo ñu ñooy dem jox leen ay cours ñu bëggee dem xamuñu la nekk sa gannaaw xamuñu la nekk sa kanam mais ñun danañ remplir suñu devoir dem ah donc war a mën a gëstu artistes yi buñ ko gëstuwul seen problème la ñoom ndax festival yaa ngi nii di ñëw danañ bëgg groupe bu remplacer Louga duñ ko am xawma fan lañ koy jëlee donc war a mën a jéem a xoolaat seen bopp ñu jéem a xoolaat Louga jéem a dajalewaat artistes yi jéem leen a mettre ci bonne condition voilà loolu ñoom lay servir rek mais du artistes yi kenn ku ci nekk yaa ngi ak sa ruq man maa ngi ak samay ruq yu bari keneen ak mu ngay voilà ay ruqam yu bari fii yàllaa fi ne boo leen jàppalee dañuy dem boo leen jàppalewul dañuy dem artistes yaa ngi fayeeku ci seen i jàkkaarloo ñu ngi fayeeku ci seen i bongo ñu ngi fayeeku ci seen i concert donc ñoom xaaruñu leen ñun at ba at la ñu amee ñun te une semaine bi ñun liñ ciy perte mënuñu ko xam ndax décembre programme yi day tegaloo benn fan boo perte rek perte nga xaalis bu bari te ñun dañ leen di may une semaine bi yëpp donc ñoom mënuñu ñoo defal dara loo xamante ne si ñun mënuluñ ko suñu bopp voilà mais nañ ñu respecté loolu dong la waaw journée une semaine waaye journée 1000 francs wallaay te ci 7 millions yi ba la ko joxoon ñu la def ci transport sax boo ci transporté 2 jours mu jeex parce que da ngay répété suba gi dem ñibbisi ngoon gi nga répété waat dem ñibbisi guddi gi nga demaat noonu animation de quartier yi guddi gi nga dem doy na waar ci si nekk Louga moom li ma leen di lancé mooy kenn ku si nekk génn Louga jéem a dem ci buuxante ba uti dara non aaru Louga enterré nañ ko bu yàgg aaru Louga li fi nekk di dund instant bi su ma ne laa moo fi dund mooy xale yi fi nekk di jéem a taxale musique moo fi xaw a dund tuuti te su may wax sax ci côté boobu laay xool bu fekkee ni ay troupe ki ay festival genre demee noonu loolu dee na amatu fi amul benn groupe bu ne la moo ngi répété fii Louga amul benn groupe boo xamante ni si ñu ngi dund aar ñu ngi répété donc foofu dee na mënu wax foofu fi nga mën a waxee mooy li fi xam ni moo fiy dox tuuti muy ay musique ak genre demee noonu ay bongo gars yi message bi leen di jox mooy ñoom nañu génn rek bu ñu génnee incha allahu rabbi ba ñu toog Louga tax Louga dara amu fi média amu fi astafirullah mu ngi fi commencé di am ndànk amagul doole noonu mais buñ génnee dem danañ am xam-xam aussi dinañ bokk parce que am nañ talent man damay génn di dem à chaque fois damay génn di dem fu ne laay jouer ci Sénégal artiste bu ne dama koy jouer mais li may gis foofu ñu nekk fii ñoo leen ko daax waaye gars yi seen toogaay bi fii ñun moonu rey ñun ñëpp sama bopp laa koy commencé dañoo bëgg Louga ku ma toogloo Dakar ak ku ma toogloo Saint-Louis ak ku ma rey laa yamale donc li may lancé artistes yi mooy nañu gën a góorgóorlu bañ a dépendre ci kenn gëm seen bopp li yàlla bind ci sa ji bi alaa kulli alin day am ndax li suñu sang ba rek a waxoon ñaari biir rek am biir bàmmeel ak sa biiru bopp bu mu la yitteel lépp loo xamante ni si suñu borom namm na ko ci yow pare na ci yow waaw kon jurul kërti jurul rey seen bopp nañu ànd bokk ndey ak baay bañ a yàqalante bañ a fakkasalante bokk ndey ak baay loolu moom dama leen koy digal bu baax jàppoo ndax amuñu ku leen dimbali amuñu ku leen jàppale donc ñoom ñoo mën a jàppale seen bopp voilà loolu moom laay dénk sama gars yi. merci beaucoup aussi tamit di leen sant ndax tey lii mën naa ni neex na ndax mën naa ni génne naa loo xamante ne dencoon naa ko sama xol loo xamante ne musuma woon toog fenn di ko wax te yaakaaruma woon ni bu ngeen ñëwul woon nii ni ma dañoo bëgg a def émission ak yow ala kulli alin du génn du ma koy denc rek ba deewaale ak moom donc yéen di leen sant di leen gërëm ndax lii manqué woon na fi te comme yàlla def na ko fi di leen ñaanal ca kaw ca kanam.